asalaamaaleykum mbokk yi bon maa ngi tudd Mamadou Clément Fofana ñu gën ma xamee ci turu Omar Xar Yàlla ndax Xar Yàlla gi ma màggee au niveau de Dakar voilà tey nag dañoo toog pour waxtaanee li nga xamante ne mooy problème mu waaso muy mbir moo xamante ni dafa lëmbee Afrique dafa lëmbee Sénégal lëmbee àdduna mais nag de plus dur surtout ci côté saraxole yi ci côté saraxole yi dañoo dem ba seen aada googu daf leen gënal diine dañoo dem ba daf leen gënal diine parce que loo xamante ni daf leen gënal diine moo la amutu ci dara loo xamante ni diine da koo santaane te ñun suñu côté ñoo ngi kaa jëfee voilà par exemple tey le fils de l'imam doit être imam est-ce que pourtant question bi may posé wu est-ce que yenn saa yi di nga dem seeti doomu chirurgien ne ko opéré ma parce que sa papa docteur la il faut que mu jàng ko il faut que mu xam ko mais ñun ci saraxule yeeg tukulóor yeeg yenn bambara yi ñi nga xamante ne dañoo woote woo diine aada moo leen gënal diine parce que aada boobu dëppoowul ak diine naka ci noonu dañu dem ba jël nit ne yow de say maam ay jaam lañu woon ci njaam joo xamante ni teguñu ko fenn xamuñu fan lañ ko jëlee parce que tout simplement nit ki dafa jóge dëkk ak dëkkam ñëw daw làqutu ci yow. nit ki nag bu fekkente ni sa diine daf la gënal lu ne ay waxu aada du la sonal mais bu fekkente ni yow sa aada moo la gënal sa diine danga may wax ban côté nga bokk. ndaxte kat bu fekkente ni dañoo am repère wala sukkandiku ci li nga xamante ni moom la yonante bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne innamal muminina iqwa yow nga jël loolu dindi teg fële ne non yow li sa maam wax loolu mooy dem maanaam diw daal jaam laak tëgg laak cinéma laak lële la kooku suñu ŋàññi dajee newul fi mu ne nii looloo tax ñu am benn association tuddee ko Gambana nag ci saraxole mooy ñëpp doon benn maanaam ñun ñëpp a yem li ñoo xeex moo la égalité te nag nit ki bu fekkente ni da nga gis la nga xamante ni neexu la te waxoo ko dafa mel ni da nga kaa encouragé voilà loolu nag moo tax ñu créé association Gambana muy tourné man ma ciy membre muy tourné depuis 2018 bàyyeekoo Mauritanie donte nit ñaa ngi doon xeex ngir égalité am. parce que bu njëkk ci dëkku saraxole yi boo musaanu boo d'accordul woon da ngay jël sa bagage dem wante tey la nouvelle génération ñoom dañoo toog jàkkaarloo looloo tax boo demee dëkku yu bari tey nga dem ay Thiès dem ay Ziguinchor dem feneen ak feneen fekk fa ay saraxole yoo xamante ni dañoo bàyyi seen i dëkk dem ci yeneen i ànd waaye nag comme li ñu wax rek boo bàyyi sa ànd boo dem fekk fa borom donc lu gën yow nga toog fa nga war a toog xeex la nga war a xeex. voilà loolu daal mooy vraiment globalement le but de l'association Gambana voilà ñun daal égalité la ñoo xeex diine la ñoo xeex bu ñu sañoon muy am mariage diggante ñëpp géer beeg soi-disant géwél beeg tëgg beeg suñu yoon newu ci képp ku naan ashhadu an la ilaha illallah war ngeen mën a sëy voilà looloo tax tey jii boo demoon Yoff dëkku Baay Laay ñëpp laay la ñu wuyoo boo demee Touba amuñu problème boobu boo demee Tivaouane amuñu problème boobu mais ci saraxule yeeg tukulóor yeeg bambara yi ñi nga xamante ne dañu woote woo l'islam ci ñoom nga fekk genre problème boobu léegi nag ñun suñu combat loolu kese la quoi voilà du ay saaga ndey saaga nañ ñu dëkkal nañ ñu fu ñu dëkkul wax nañ ñu lu ne mais li ñu gëm ñun mooy rek ni jullitay mbokkam. récemment rek au Mali 1er septembre bi passé. rey nañ ci ñeenti nit ñi ci rey ñu ngi leen rey ci village bi tudd Diandioumé nekk Mali côté Nioro kenn ci suñu ay combattant ñu koy wax Muntaxa Jaari Sow moom la ñu rey ak Issou Sissoko ak Hamé Diané Sissoko ak Gossi Sissoko donc ñeenti ñi daal la ñu fekk seen biir kër attaqué leen rey leen dem sànni leen ca ndox ma voilà donc vraiment li ko sabab nag du dara lu mooy influenceurs yi nga xamante ni ñi ngi fii
en France ñeneen ñi ñu ngi dans ci suñu capitale yi voilà ku ci mel ni Bamako ku ci mel ni Nouakchott et cetera ah du influencer di pousser nit ñi naan leen oui bu leen seetaan waru leen nangu lii waru leen nangu laa et cetera ñi ne France nag ñoom ñooy ñi ci gën a yées ñoo ci gën a bon parce que ñoom aduna du neex ba ñu song kenn donc dañ jàpp ni waa dëkk ba comme ñoom ñoo ci gën a wér ñoom ñoo ci gën a matadi ñoom la ñu pousser pour ñu attaquer nit ñi. vous vous rendez compte ñoom ñi ngi fii France ah musuñu fi takk kenn musuñu fi dóor kenn parce que xam nañ nous sommes dans un pays de droit mais léegi comme dañoo jàpp ci seen xel ni waa dëkk ba ay c'est des bêtes en fait dans leur tête donc on va les pousser à foutre la merde donc daal vraiment te ñooñu actuellement on est en train de voir parce que bëgg nañu pousser l'affaire au niveau de la préfecture pour ñi nga xamante ni ñoo nekk fii au niveau de Paris qu'ils puissent répondre de leurs actes mais boo xoolee ni ñu reyee Ahmed Sissoko dañ leen fekk seen kër guddi attaqué leen yaayam dañ toj bët bi dagg nopp bi rey doomam ci kanamam xoolal traumatisme bi ñu def jigéen jooju ndax lan nee na duma jaamu kenn lii kese la duma jaamu kenn au Sénégal dëgg la soi-disant dañoo jàpp ni c'est un pays de droit soi-disant parce que Sénégal pour l'instant falaxee guñu mais xam naa ne bés bu ñu falaxee dina doy waar trop voilà donc suñu xeex daal mooy compréhension c'est-à-dire ñu jéem a xamal yeneen xeet yi par exemple wax joolaa yi mandinka yi séeréer yeeg wolof yeeg ñeneen lii moo xew ci biir Saraxule yi pourtant nag dañoo nawa dañoo respecté boo waxee ñu ne Saraxule yi dañoo déggoo et cetera mais lii ñuul ci sooba mooy côté bii Saraxule yi dafa am ay esclavagistes ci biir Saraxule yi ay négriers ñoo xamante ni tey jii bi nga xamante ni en Libye dañ doon jaay nit ñu ñuul ñi ñoom waruñu wax dara parce que ñoo ñi doon jaay nit ñu ñuul ñoo yem boo gisee par exemple tey jii tubaab yi nga xamante ni ñoo rey George Floyd fële ci Amérique ñoom nag Saraxule yi nga xamante ni ñoo ne dañoo ami jaam ñoo yem ils n'ont rien à dire bu ñu wax dans la ségrégation raciale bu ñu wax dans la traite négrière les négriers de nouveau genre actuellement ñoom lañ am dans nos villages. c'est vrai parce que am na ñoo Sénégal directement concerné gul yenn village soninké parce que amul kenn koo xamante ni kii mën nañ la tere dem sa dëkk mais Mali Mauritanie am na fa Mali am na ñoo xamante ni parce que da ngay xool dëkku lëmb mu fekk ni benn kër rek moo fa nekk kër goo xamante ni dañ leen considéré jàmm nga gis par exemple département lëmb ay fukki kër rek ñoo fay ne kër yoo xam ne dañ leen considéré jàmm amu leen doole donc ñooñu nga xamante ni mënatuñ dem seen dëkk ci seen dëgg lañ ne parce que nag boo xamee ni man su ma demee dinañ ma jéem a fexeel wala dinañ ma rey ni ngay def ba rëcc c'est important ñun récemment rek amoon nañu suñu benn membre bu demoon Mali mais dañ ko convoqué réunion teg ko ci digg dëkk bi moom kese contre tout un village il était obligé ñu waxloo ko ni bàyyi na mouvement bi na génn ci mouvement bi mouvement Gambana moom it mu wax leen loolu ne leen génn naa ci mouvement bi bàyyi naa mouvement bi pourquoi parce que su ko waxutoon dañ kaa rey. dafa am quartier yoo xam ne dañ leen tuddee quartier esclave yi tuddee leen quartier. oh là 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 là. expliquer ñu loolu détail bu garaaw boobu. kontaan naa trop parce que ça sous-entend que ni yow da nga def sa investigation ba toog voilà dëkk bu ñu naan Baalu di commune nekk département de Bakel man mi wax ak yow ma dëkk fa récemment rek dans ce même village ñoom la seeni xale jóge ba village de Baalu ñoom la seen xale jóge fa dem ba Arundu poste gendarmerie dem sandi fa xeer dem saccagé ko s'attaquer à la police militaire mais ñàkk xel fa la yem ñàkk xel fa la yem yow amoo kenn koy sandi xeer ku dul la gendarmerie nationale ñu arrêté ci une trentaine de personnes tëj leen 1 à 2 mois libéré leen teg leen en sursis te li ma ci métti parmi ñi ñu arrêté daf ci am ay étudiant yow mi nga xamante ni yow la ñu yaakaar nga war a mën a defar sa réew nga nar a ñëw
bokk ci genre bassesse yi vraiment dafa ruslu voilà dëkk boobu dañoo ne dëkk bi moo toog dafa am ñetti quartier ne benn quartier bi mooy quartier buur yi ñu ne beneen quartier bi mooy quartier sëriñ si ñu ne beneen quartier bi mooy quartier jaam yi léegi nag xale yi nga xamante ni ñoom ñoo dëkk ci soi-disant quartier jaam yi ñoom ñoo jóg ne bëggatuñu seen quartier ñu tuddee ko quartier jaam ñi ci Saraxole quartier baa ngi tuddoon Komonkani Komonkani mooy la cité des esclaves donc ils ont dit ñun dañoo bëgg suñu quartier ñu tuddee ko Amdallaay sant yàlla man je crois que képp kuy jullit boo déggee li war na laa mën a neex léegi avec les sigles Amdallaay macha allah Amdallahi macha allah tu trouves les sigles HLM xale yi nag di wax HLM waa boor bële yaakaar ne HLM mu France la wala HLM mu Dakar alors que c'est tout simplement Amdallaay macha allah. Vous voyez? Donc, les jeunes se sont réunis dans ces quartiers-là pour dire qu'ils veulent appeler leur quartier Amdallaay. Et l'autre côté, comme ils veulent la suprématie, le village a 700 ans, te ñoom seeni maam a ko créé, te bi ko seen maam créé ba léegi quartier boobu cité des esclaves la tudd. muy ay kàcc yu tooy xepp li tax ma wax ko moo la amul kenn koo xamante ni kii ñu ngi ko askanalee côté njaam te nga mën a woo sa maam juróomi yoon ci dëkk boobu foo mënul woo sa maam juróomi yoon ci dëkk naka nga fay defee 700 ans tu ne peux pas appeler c'est-à-dire mënoo wax ni man sama maam kii sama papa kii jur sama papa kii jur sama papa mënoo ci dem ba juróomi yoon c'est-à-dire mënoo tudd sa juróomi maam foo mënul tudd sa juróomi maam naka nga fay defee juróom-ñaar téeméeri at mënta ne donc dafa am yoo xamante ni du dem léegi nag li indi woon appellation yooyu moo doon rek bu njëkk ñi nga xamante ni ñoo nekkoon ci quartier yi dañoo nangulante woon maanaam tey jii bu fekkente ni da nga jógee Mali ñu def la fa lu la métti nga daw si ñëw làqatu ci dëkk bi xam luñ laa wax dañ la naan ñun kat mën nañ laa bismillah mais da ngay nangu doon jaam looloo tax nga gis sant bi doon santu buur ca Mali mu ñëw Sénégal nekk fi jaam wala sant bi doon ay santu géwél ca Mali nga ñëw Sénégal fekk sant boobu ay sëriñ lañu voilà ñun par exemple tey jii boo demee sama village sant yi nga xamante ni yëpp ay santu sëriñ lañu boo duggee biir Sénégal di nga fekk ni ay kër géwél ñu ngi ko sant Saaxo gis nga géwél yu sant Saaxo Saamasa gis nga géwél yu sant Saamasa ay tëgg Dramé gis nga ay géwél yu sant Dramé géwél ñi sax wolof yi sax dañ la naan fu ne nga ne fa naam Dramé ainsi de suite waaw fi mu ne nii voilà là tu me parles de l'élite soninké voilà man personnellement ci sama côté dama rus par rapport à l'élite ñi nga xamante ni on a des professeurs d'université des anciens ministres comme le professeur Bathily bi nga tudd am ay avocats ay lieutenant-colonel et cetera c'est-à-dire l'élite soninké quoi mais comme ils sont du bon côté donc pour ñoom ça va. Ils ferment les yeux. Voilà, ils ferment les yeux, tout simplement. Ils ferment les yeux parce qu'ils sont du bon côté. Voilà. Ils ferment les yeux parce qu'ils sont du bon côté. Voilà. Mais vous faites contenir tey mais pourtant pare nañu ñooñu jël seeni doom may leen ñu dul jullit wala may leen ay antillais ak i congolais moo leen gënal ñuy jël seeni doom di leen may seen moromu jullit yi nga xamante ne dañ leen considérer comme étant des esclaves quoi des sous-hommes quoi en quelque sorte voilà donc vraiment mu nekk lu ñaaw quoi mu nekk lu doy waar voilà mu nekk lu doy waar dans le cercle soninké. bu njëkk la daa am voilà bu njëkk la daa am boo musaan wayaase ba ñëw da ngay wàcc sa kër buur mu ñoom ñu jël li ñoo jël ba pare desit bi yow nga yóbbu sa kër maanaam tekkiwoo dara daal tekkiwoo dara voilà. tey jii bu fekkonte ni da nga ñëw dama ne la am na ci dëkk yoo xamante ni boo demee bokkuñu sax armeel ak jaam yi
ba léegi nii mi ngi am loolu. voilà Mali mun naa citer benn village bu tuddoon Tosiriga au Mali tout simplement voilà et tant d'autres wala boo demee ci armeel ya dañ leen a diviser maanaam à l'est fa la ñu suul soi-disant nobles yi à l'ouest comme c'est contre moom mooy soo jant fa la ñu suul les autres voyez te nag neneen ci diine lañ ko teg muy ay kàcc yu leer nañ voilà léegi nag képp koo xamante ni kii jóg nga pour xeex dañu laa booleeg sa famille c'est-à-dire dañu njëkk a dugg sa biir kër jaxase la ak say rakk wala jaxase la ak say mag wala jaxase la ak say wayjur xam nga léegi le plus souvent noonu lañ daan def nit ñi bi nit ñi commencé comprendre léegi nag ñu ut beneen méthode seen méthode yi ñu génnee yépp benn baaxu ci ñu ñëw léegi di nangu toolu nit ñi au Mali en tout cas ñu ngi koy def Sénégal mënuñ ko pourquoi parce que c'est un pays de droit man tool bi nga xamante ne man kaa béy ay at mënoo yeewu suba teel ne ma xaw ma sa maama ko moom xaw ma sa maamat ji nga xamante ni tool gi bi ma kaa am sa baay bi la jur juddul xam nga donc au Sénégal yooyu mënu fa am mais Mali ñu ngi nangu tool yi bu fekkonte ne mës na ma la may oto wala sareet wala fas comme nangu nga ne wax nga ne nekkatoo jaam dama koy nangu lu ko fi jar lan moo ko fi jar lan moo tax ñu dem ba di ci rayante lan moo tax man góor laa ba pare am fitu song koo xamante ni sama moromu bàyyi la wala sama moromu yaay di ko dóor on parle d'agression il y a des cas de viol yoo xamante ni même duñ ko wax mu fay am mbir yoo xamante ni doo comprendre tu vois Mauritanie il y a une loi criminalisant au Sénégal c'est en devenir au Mali ils en avaient parlé mais après ils ont fait volte-face récemment yàggul dara c'est pourquoi ñuy laaj à la junte militaire de reprendre encore les choses en main parce que récemment rek à Kay am na ci benn marche bu fa am marche bu am solo voilà buy wane ni vraiment affaire u njaam boo demee même ci sele xaasonke et cetera yooyu yëpp daf ci am buy wane ni affaire u njaam ak kii yooyu deuxième la quoi voilà maintenant les nouveaux négriers du nouveau genre là ñoom la ñu bëgg ñu ne tekk toog soit ñu jàpp ci diine wala ñu jàpp ci leneen mais ñu xam ne seen aada bi ay aada fen la. tout à fait mais dans le temps dama lay wax exactement li nga xamante ni moo amaan dans le temps ki nga xamante ni moom moo considéré wu sa buur il avait un droit de cuissage sur ta famille am na droit séq ak sa jabar parce que mooy sa buur am na droit séq ak sa doom parce que moo la moom yooyu da daan am. ba pare ñoom bëgguñ mariage entre. exactement te nag naa la wax benn aada bu yàgg ci boo liiree le royaume du Ngalam là du professeur Abdoulaye Bathily bu njëkk buur bu daa toog dañu koy jox une jeune fille vierge de caste inférieure xamuñu ne pour lan la pour que reñam neex quoi mais jeune fille vierge boobu si elle tombe enceinte de cette nuit là c'est pas l'enfant du roi loolu daan na am ci saraxole yi tu vois muy lu doy waar tey boo demee Mali yenn côté yi nga séq ak ki nga xamante ne dañ ko considérer comme jaam loolu du kii quoi du dara c'est pas un problème quoi moo tax day am ay cas de viol day am mais du dem fenn pourquoi parce que loo gis rek nañ ko waxtaanee africain moo mel noonu globalement yooyu nag moo commencé jeex te yooyu bu commencé jeex dafa am ñoo xam ne dañu perdre seen pouvoir le fait que ñuy perdre seen pouvoir mooy ni ñoom ci seen bopp comme musuñoo tekki dara démb ak tey aduna du neex ba ñu tekki dara te nag pour ñu tekki dara il faut que ñu jub te ñoom jub mooy seen problème moo tax ñuy bañ nan way bu leen déglu waa Gambana nii la ñu mel ak li ñu wax gëmuñu ko fii la mu si jaar et cetera léegi nag dañoo dem ba benn moment ñu xam ne kat affaire yaa ngi commencé doy waar ñu ne ñun naka la ñoo def ba mën a perpétrer fen bi nga xamante ni moom la ñu leen fenal parce que boo ñëwee nit ki def ko jaam donc koy mën a gérer naka nga kaa gérer da ngay fexe ba bu mu jàng
da ngay fexe ba bu mu jàng da ngay fexe ba bu mu am liggéey da ngay fexe ba bu mu am lu baax c'est-à-dire fu mu toog rek mu laa ñaan na nekk koo xamante ni rek da lay ñaan rek yow yaay liggéey yow yaay am sa chemise bu màgget may ko tu vois yow yaay tukki ñëw mu wëy la tëggal la nga may ko xaalis léegi nag la nouvelle génération bi nga xamante ne commencé nañu di jàngi di voyager changer ils ont vu clairement que ni ñii kat mënatuñ leen a diriger parce que bu njëkk noonu lañ leen te jàppee ah am na pas yu bëri yi nga xam ne dañoo musoon a fippu démb mais boo gisee ñu nangu seen njaboot a tax parce que amuñu fuñ jëm mais c'est pas la nouvelle génération man dundaloo ma nga bëgg ma nekk sa jaam dundaloo ma joxo ma lekk joxo ma naan tu vois donc vraiment day doy waar mu am ci nag beneen astuce boo xamante ni da cay am ma naroon ko fàtte muy côté mystique dañoo demoon ba tiital nit ñi ci côté boobu boo waxee ñu ne la boo nanguwul li nga doon ñun dañ lay rey dañ lay corte rey la. ay menaces quoi. voilà mais li nga jàng moom la maa jàng boo mënee corte mën naa la ko raw loo ma def la ko tu vois donc loolu boo ko xamee di nga xoolaat bu baax li nga wax voilà di nga xool bu baax li nga wax. dañoo dem ba nga xamante ni bu fekkente ni nit ki dañ ko askanale njaam mu génn àdduna ñi nga xamante ni soi-disant ñoom ñooy ay buuram ñooy ñi nga xamante ni ñoo ko daa donn ay doomam duñu ko donn donc gis nga ni lii teguwul ci diine ñoom ñooy ñëw ca kër ga jël lépp bàyyi njaboot gi fande ndax lan bu ko defee njaboot gi du ñu am dara bu ko defee njaboot gi ils seront dans la dépendance maanaam njaboot gi dañu nekk ci soxla léegi nag boo nekkee ci soxla comme kële moo doon sa soi-disant buuru baay mooy ki moomoon sa baay ci moom ngaa dellu ñaan ka sa baay moom voilà ñaan ka bu ko defee nag mu yëkkati jox la yii yëpp dafa amoon ci biir viwu saraxole yi donc doo comprendre te nag xam nga rek ndeysaan bu ñu toogee foo toog rek ñu naan saraxule dañoo déggoo woy mais nag déggoo gi dafa am la nga xamante ne moo lalu ci suuf te duñ ko wax voilà kii moom du diine du yëfu nit daal voilà soi-disant léegi ba ñu jaaxlee nag dañ la naan aada la bon comme aada la nu ñoo def voilà li nga xamante ne moom la ñoo lancé mooy tout simplement suñu mag ñi nga xamante ne ñoo ne dans les villages di influencer xale yi ñu bàyyi ka li ñoo lancé mooy ñi nga xamante ne ñoo jàng soi-disant parce que jàngkat ak borom xam-xam du benn ça n'a rien à voir ñun nag dañoo bëri jàngkat saraxule yi dañoo bëri jàngkat borom xam-xam yi dafa néew parce que borom xam-xam du seetaan ñuy dóor nit di rey nit ci ay fen donc ñu leen di lancer appel ne leen nañu delluwaat ci diine. nañu dellu ci diine parce que newuñ ci diine léegi buñ ko waxee mu métti leen mais pourtant loolu mooy li am newuñ ci diine mën naa la jox benn anecdote bu yomb am na benn jour dafa am benn féticheur bu def ay fétiche jël benn nag lakk ko muy dund nag la de da koo lakk muy dund vendredi jot xubba boo déglu rek ñu wax ca mais bi ñu reyee ñun suñu ñeenti éléments yi foofu ca Mali ba nga xamante ne rey nañu suñu ñaari xale ca Lani foofu tamit ca Mali kenn waxu ko rey nañu nag ñu génn di waraate bay jooy ñu rey ñeenti nit kenn génnul wax vraiment muy lu yéeme quoi lu ruslu voilà donc en tout cas globalement li ñu lancé comme appel daal mooy la xale yi surtout ñun ñoo ñu intéressé booy déglu da ngay déglu ña ko jar booy déglu doo déglu ka nga xamante ne dalay tardeel dëkk yi de demain ëllëg ci suñuy loxo lay ne
bu dëkk yi naree nekk ci suñuy loxo il faut ñu mën a déggante il faut ñu mën a jàppante il faut ñu mën a demalante mais tey jii loolu yëpp dagg na ndax lan ay mag yu tekkiwul dara yoo xamante ne ñoo ne ci ginnaaw xale yi di leen influencer voilà.